Cheikh gan gi docteur Doudou Sène coordonnateur PNLP programme national de lutte contre le paludisme. voilà ñu bàyyi Chérif dalal ko. waaw docteur ñu koy nuyu di ko ziar docteur Doudou Sène comme ni nga ko waxee PNLP la jiite jamono ji nag noonu nag ci jamono nawet c'est vrai que ñu ngi ci mbas mi mais sibiru aussi bokk nañ ci première cause mortalité presque ci suñu zone yi ci Afrique subsaharienne léegi fan ngeen toll ci prévention bi ak tamit chiffres yi nga xamante ne am nañu. jërëjëf Chérif maa ngi leen di nuyu téléspectateurs yi di nuyu ñu fi teew ñëpp. ñu ngi fay. donc di rafetlu invitation bi ngeen ñu defal damay faral di wax depuis que corona bi commencé dafa mel ni ngay jooy ci biiri taw maa sa romboon du nga ko gaaw a gis te paludisme dafa nekk jàngoro boo xam ne ci suñu askan bi fii li muy rey moo ëpp boog li muy rey Covid. ba tax na ci tàmbali bi depuis le mois de mars ñu jot naan ay instructions fermes du ministre de la santé. mais également ay recommandations yu OMS defoon ne bu ñu deful nànk li xewoon Sierra Leone ak Guinée ci jamono Ebola mun na xewaat fii ci réew mi. ba tax na ñu jël matuwaay yëpp li ñu njëkk a def mooy fexe ba sànke yi nga xam ne mooy aar nit ñi ci wàllu sibiru. mu fexe teel a egg ci biir dëkk yi nga xam ne ñoo ko yittewoo. ci loolu pratiquement plus de 1 million de moustiquaires jot nañ ko placé ci district sanitaire yi mais en même temps l'ensemble activités yi nga xam ne prévoiroon nañ ko. ñu jël ay matuwaay fexe ba mun koo dérouler muy li nga xam ne mooy campagne de chimioprévention saisonnière boo xam ne dañuy jël ay doom di ko jox ay xale yoo xam ne ñi ngi am 3 mois ba 10 ans pour mun leen a aar ci sibiru parce que jamono yi ñu nekk nii ci prévention la ñu war a gën a mën a concentré wu que ci jël en prise en charge parce que li ñu remarqué mooy que ne depuis que mbas mi commencé dañoo wàññi fréquentation structurée da ngay gis ku ci am fièvre wala mu am ay signes parce que Covid bi ak palu bi dañoo xaw a méngoo leen wutale rek muy sëqat bi mais pratique ci mandarga yi mais loolu yëpp ba tax na wàllu chimioprévention bi def nañ ko def nañu premier passage bi Kédougou def nañ premier passage Kaolack Kédougou Kaolack Kolda Diourbel ak Touba foofu la ñuy faral di def chimioprévention mais lii tamit di aspersion intradomiciliaire mooy pompe yi pompe ci biir kër yi pour permettre ñu wàññi yooyu yi nga xam ne moo nekk ci biir kër yi lancé nañ ko Matam def nañ ko quand même côté aussi Kédougou ak Tambacounda ak Kaffrine ba tax na loolu am nañu yaakaar ne dina mën a wàññi lu bëree bëri. ñan ñoo fan mooy zone rouge bi ci palu bi. zone rouge bi mooy Kédougou Tambacounda ak Kolda bu ñu wax zone rouge mooy fa nga xam ne boo saytoo li nga xam ne moom la ñuy am ci nombre de cas de paludisme yi boo jëlee junni bu nekk dinañ am au moins ñaar fukk ak juróom ñu koy faral di am. zone verte bi mooy côté Matam Louga Saint-Louis. foofu boo jëlee junni nit tey ji benn rek moo ciy faral di am sibiru mais terewul dañuy jël matuwaay yi fay war a am yëpp pour mën ko kii zone centre bi nag moom mooy zone bi nga xam ne moom la ñuy wax zone mboq bi jaune foofu boo jëlee bu ñu ko xaymaa entre fukk ak juróom ñooy faral di am ci junni yi nekk ba tax na donc Sénégal noonu la tëddee ci wàllu sibiru. Ndakaaru fu mu ci toll moom. Ndakaaru mi ngi ci zone verte bi quand même mais boo ko comparé par rapport ak 2018 cas yi dafa mel ni dafa commencé di yokkaat parce que li koy indi mooy taataa ndox yi dafa bari ba nga xam ne souvent waa Dakar dañoo baissé seen garde par rapport ak par bi c'est rare nga dugg ci kër fii ci Ndakaaru fekk fa ñuy takk moustiquaire dañoo jàpp ne waa àll ba rek war di takk moustiquaire alors que ñoom ils sont concernés man démb foog naa am na koo xam ne benn cas centre de transfusion suma doomi frère mais bañ ko yóbboo bañ ko diagnostiqué paludisme la amee donc ba tax na donc il faut ñu def très attention. mais est-ce que seen i action gën a leen ko orienté aussi ci kaw geek région yu sori yi ba fàtte Dakar. donc ma xam bu ñu def sensibilisation ak communication nationale la chaque jour ngeen gis publicité yi ñuy def di xamal nit ñi ne pour mucc ci sibiru da nga war a tëdd ci sànke at mi yëpp famille bi yëpp ak guddi gu nekk ba tax na donc ñëpp la concerné sibiru du feebar bu bees comme corona bi nga xam ne tey ji jafe-jafe yi ñu ci am ci communication am na mais tey boo defoon benn enquête nii dina la won ne pratiquement 90% à 95% sénégalais yi xam nañ sibiru xam nañ koy mais mandarga bi yaa ngi wax ne sànq dafa xaw a jegeyaantoo lan mooy mandargay sibiru wala bokk nga taxaw seetlu lan moo ko gën a lan moo ko wutale ak mbas mi li tax ñu koy laaj mooy yaa ngi ko wax ne nit ñi ngi daw bërëb fajukaay yi ndax dañu ragal dem lu ñuy wax ñu ne dañu amee mbas mi ak yu ni mel donc communication bi aussi ñu xam mandargay sibiru lan moo ko wutale ak mandargay mbas mi. boo xoolee Covid 19 bi sibiru bi ñaar yëpp yaram bu tàng da ciy fës bopp yi métti da ciy fës. yenn saa yi wàccu yi da ciy am. ba tax na ñaari boo ko xoolee ci Covid bi sëqat bi
parce que ci sibiru amul sëqët ñaar yooyu rek moo leen ak yaram buy métti beeg yëpp boo xoolee ci ñaar yëpp daf koy am même chose la mais pour xool li tax population bi gën a ragal ñaari mbir la soit dañuy dem bañ ñu contaminer leen parce que dañ jàpp ne ci biir hôpitaux yi boo fa demee y a de fortes chances nga am ko wala ñu dem ñu stigmatiser seen bopp ne boo fa demee bu ñu leen ne da nga amee Covid dañ lay daw ba tax na ñaar yooyu moo tax ñu gën a kii le grand risque mooy buñ ko deful soit palu bi rey la parce que palu moom boo ko fajul bu nekkee ne jëloo traitement bu correct bi bu nekkee palu simple lay commencer mais après ci palu grave lay ne surtout ñu nekk Dakar wala ñu nekk ci zone verte yi parce que boo toogee lu toll ak juróomi at amoo sibiru li ñuy wax sa immunité day fay wàcc ba tax na sibiru bu la duggee automatiquement cas grave lay nekk bu nekkee ne Covid la yow même boo nekkee jeune y a de fortes chances nga transmettre ko ki nga xam ne mooy sa njaboot soit sa papa wala sa yaay wala koo xam ne tey mi ngi ci kër gi am ay morbidité yoo xam ne day faciliter lii nga xam ne mooy gravité bi am ci Covid 19 bi ba tax na donc li ñuy lancer appel parce que dañ ko constater nag ci suñu ay chiffres pratiquement li ñu doon am ci nombre de personnes yi fréquentent structure yi ba ñu xaymaa premier semestre bi gis nañ ne wàññeeku na bu baax a baax. ci ñaata en terme de. mënu ma ko joxe nii parce que je l'ai pas en tête au fait mais gis nañ ne wàññeeku na bu baax a baax a baax au moins. ci nawet bi ñu bari sibiru ci nawet lay faral di gën a yokk fii ci Sénégal. bi coronavirus bi ñëwee nag ñu ngi doon ragal ñaari feebar yooyu suñu dajee suñu demee ba am jonction est-ce que du jéggi dayoo est-ce que jàpp ngeen ni que jonction boobu. bokkul ci li gën a méttil mbir mi tey jii fii ñu toll ci mbas mi. non ñun méttil na ko bu baax a baax comme li ma leen wax fii corona tey bañ demee Ebola en Guinée am nañu plus de 14000 morts supplémentaires boo xam ne palu bi moo ko indi woon parce que nit ñi dañoo ragaloon Ebola ba ñamewuñoo dem ci structure finalement palu bi moo leen doon rey au lieu de Ebola di leen rey ba tax na bu ñu deful nànk parce que xeex bi fi mu ne nii ci ñaari front la nekk fexe ba limiter dégâts yi nga xam ne moom la Covid bi di indi te loolu ñëpp ci war a jàpp sànq ba léegi ñu ngi wax te loolu bu ñu ko deful yeneen liggéey yi day jafe waxuma sax wàllu sibiru tey jii maternité yi bu ñu war a accoucher ñu bëri dañu am jafe-jafe pour dem boo amee AVC fi mu ne nii pour nga dem day jafe donc pour dire que il faut impérativement qu'il y ait un sursaut national ba ñu xeex Covid bi ba jóge fi sinon rek impact bi ce serait extraordinaire. léegi ci mortalité yi leen bëggoon taxaw si maanaam ñi ñàkk seen bakkan ndax palu est-ce que loolu aussi chiffre ngeen ko jéem a def comparaison avant Covid ak tamit comme ñi ngi ci jamonoy Covid. ci premier semestre bi en tout cas li ñu am ci cas wàññeeku na waaye li ñu am ci décès moo ëpp. environ 60 décès la ñu am ci premier trimestre bi parce que premier semestre bi xaymaaguma exactement. janvier ba mars bi. li ñu am ci cas de paludisme wàññeeku na ñiy fréquenté structure yi wàññeeku na mais cas grave yi ñoo ëpp. ak cas yi nga xam ne ñoo faatu ci sibiru ñoo ëpp comparé ak l'année 2019 loolu bu ñu ko continuer tendance boobu xam naa à la fin mën nañ gis ne nombre de décès yi ñuy am mooy ëpp lële parce que retard bi ñuy am pour dem ci structure yi Covid bi mën na ko expliquer toog mu nekk palusam nga ne du ma dem ba affaire bi grave da ngay obligé dem hôpital. docteur dogguma la sax foofu ngay wax bëgg naa ñu taxaw fii bu ñu fàttalikoo milieu année 90 yi ay 95 96 sibiru defoon na ay ravages surtout du côté du Bawol parce que je parle en connaissance de cause j'ai perdu peut-être ay nit yu bëri yu ma xamoon étant xale que sibiru moo leen yóbbu ñoo xam ne ay xale la ñu woon peut-être ñoo maase woon wala lu ñu magantee bëriwul donc tey fi mbas mi toll ak jéego yi ngeen def ci sibiru ngeen jàpp ne bu fekkee ni peut-être mbas mi gagné nañu ndax ragaloo ñu perte ay points yoo xam ne gagné woon nañ ko ci xeex sibiru. foofu le risque bu mag bi nekk nag parce que tey Sénégal demoon na ba ñu naan 2030 mooy objectif pour éliminer paludisme. jéego ñu ci def warloon na sax ñu am benn raaya boo xam ne alliance des leaders africains pour la lutte contre le paludisme ñoom ñoo jëloon benn raaya jox ko président vous vous rappelez en 2018. parce que Sénégal dafa am ay jéego yu bari yu mu defoon. loolu bu ñu deful nànk nii loolu mën nañoo dalal. parce que paludisme dafa nekk feebar boo xam ne du santé rek moo ko war a xeex tey dafa am environnement bu mu nekk boo xam ne tey taataa ndox yi tant que amuñu assainissement bu correct mënuñoo am ne garantie ne dañ ko gagné. tey bu ñu xoolee ba nga xam ne sibiru bi comme li may wax ci Dakar tendance baa ngi gën a bari day mel ni dañuy tàmbaliwaat à zéro delluwaat ci année 90 te jamono yooyu da ngay gis ay 1000 morts lañ doon am par at. C'était compliqué. donc boo demoon ci structure de santé yi da ngay gis nañu hospitalisé ba ci kaw perron yeeg fu ne. mais loolu pratiquement image boobu raar na léegi.
ba tax na bu ñu deful nànk mën nañoo delluwaat ci situation boobu et loolu boobaa nag ce serait catastrophique parce que état injecté na ay xaalis bu bëri ci xeex boobu ànd ko ak partenaire yi nga xam ne ñu ñuy jàppale ci wàllu xeex si daf ñuy delluwaat ci lu xew ci jamono ji engagement communautaire bi nga xam ne nii ci la ñu dugal relais yeeg yooyu parce que bu dul sida paludisme bokk na ci feebar yi gën a utiliser relais communautaire yi bàjjanu gox yi pour ñuy sensibiliser nit ñi paludisme am benn avantage lu ñuy wax test de diagnostic rapide ñu lawal ko presque ci centre de santé yëpp lan mooy waral finalement nit ñi di toog ba xëy na feebar bi ëpp leen doole ñuy door a dem ci centre de santé alors que mën nañ ko diagnostiquer mu wutee puisque mbas mi moom en fil rouge la ci jotaay beeg yow tey mbas mi nit ñi dañuy ragal pour ñu détecter leen alors que lii am nañu test de diagnostic rapide yooyu pour mën a xam feebar bi ndax mu ngi ci yow déet pour mën ko faj. comme li ngeen doon discuter sànq rek Sénégal dafa nekk pays boo xam ne war nañoo gën a góorgóorlu ci discipline bi bëgguma wax ne Sénégalais yi dafa am na ñu mel mais feebar dem hôpital la xam mais feebar toog sa kër yaakaar ne mën ngaa jël benn mbir mu wër ci saa si loolu mënul nekk tey jii Covid bi nekk na loo xam ne tamit barrière la bu mu indi mais bu sa yaram tàngee li gën a simple nga dem ci poste amul poste booy dem même ci case de santé ci réew mi foo dem am na test de diagnostic rapide bu yaram bi tàngee bu nekkee ne du palu rek di nga xam ne leneen la donc loolu message la bu ñu mën di joxe te loolu xam naa médias yi ñi ngi def li ñu mën journaux yi ñi ngi def li ñu mën suñu bàjjanu gox yi ñi ngi def li ñu mën suñu relais yi par exemple ñun ci wàllu benn stratégie ñuy wax PECADOM la prise en charge à domicile des cas fi nga xam ne mooy zone rouge yi boobu ñu ngi koy dérouler actuellement ñi ngi ci nii mais dañ leen jox ñoom ñëpp ay masque ay gel pour permettre ñu bëgg a dugg ci kër yi chaque semaine dañuy dugg kër par kër laaj la ndax amuloo fièvre boo amee fièvre ñu defal la test est-ce que amuloo woon fièvre ci semaine bi bu nekkoon da nga ko am fièvre ñu defal la test bu nekkee sibiru bu simple la ñu jox la sa ay garab loolu nag ci zone rouge parce que loolu dafay coûter extrêmement cher te loolu ñu ngi profiter di remercier waa USAID yi nga xam ne ñoo ñuy jàppale ci fànn boobu parce que financement yooyu dafa nekk financement yu 10 ak waa Fonds mondial ñoo ñuy jàppale ci li nga wax PECADOM muy prise en charge à domicile des cas et ñu ngi koy commencé bu nawet bi jege si au partir du mois de mai rek boo demee Kolda Kédougou Sédhiou Kaolack foofu yëpp am nañu fa ay DSDOM village bu nekk am na ko ci askan bi lañ leen di jëlee former leen pour xamal leen ne lii bu amee fièvre test bi lañ koy defal bu test bi positivé bu nekkee cas simple nga jox ko li ñuy wax ACT yi pour mu mën a faju donc stratégie yooyu la ñu mettre en place aussi te loolu aussi bu ñu demee ba ci biir wax dëgg fel dañuy accompagner waale xeex Covid bi parce que ñooñu dañ leen joxal ay instructions former leen ba leen boo leen gisee cas boo xam ne day niru Covid ngeen mën ko teel a référer dans les structures de santé. Docteur foofu ngay wax noonu laa bëgg ñu taxaw yaa ngi wax ay USAID organismes yi leen di dimbale paludisme maladie tropicale la c'est-à-dire lan moo tax ñun comme ñun lay dal ci ñun la nekk gëstuwuñu pour am ci pexe parce que yàgg na fi quand même organe de recherche IRD ak yeneen INSEP recherche yi ñuy def lu tax jubluwuñu ko ci am ci pexe fànq ko définitivement. leen daal mën naa ko wax mobilisation bi am ci Covid bi bu ñu ko defoon ci pale bi jeex parce que peut-être ni mu jógee Occident egsi fii parce qu'il y a une forte mobilisation sur le plan international ba tel que président yi nga xam ne ñoo ëpp doole ci àdduna yi ñoom ñoo taxaw ci kanam peut-être que sibiru demeewul noonu ci ñoom mais tey bu ñu ko amoon fii yàlla mën na def ñu mais malgré tout quand même suñu chef d'État yi ñu ngi góorgóorlu parce que alliance boobu ma lay wax nii ñu ngi mobiliser wu quand même pour que sibiru fii ak 2030 ñu jëlee ko fii mais pour man mobilisation bi war na gën a accéléré wu parce que feebar la boo xam ne xam nañ ni ñu koy prévoir xam nañ ni ñu koy fajee ba telle sorte que pour man jaaduwul nit di ci faatu ci jamono ñu nekk nii quoi. ci noonu ba léegi am na ñu ciy faatu. ci médecine traditionnelle bi am na benn garab boo xam ne ni jamono ji ñu ngi koy tudd ci Covid bi muy artémisia te bi nee nañu quand même dafa baax ci traitement sibiru. en tout cas ñun am nañ ay projets dans ce sens. pour faire des recherches actives sur artémisia boobu ñuy wax. parce que moom dafa nekk molécule boo xam ne yàgg nañ ko utiliser depuis la Chine pour le traitement du paludisme mais moom rek mooy molécule bi nga xam ne moo existé actuellement. boo xam ne amagul résistance ci palu moo tax di ko utiliser en tisane c'est pas très recommandé parce que tisane bi doo xam ban dose moo ci nekk de longue bu yàggee day indi résistance parasite bi te bu boobaa ce serait catastrophique du ñu am beneen jumtuwaay boo xam ne moo ñuy permettre tey ñu mën a faj sibiru looloo tax pour le moment kat OMS recommandé nañu xaar ba nga xam ne tey mais médicaments yi ñu utiliser dafa am combinaison la artémisia bi la
boole ko ak beneen antipalus pour mën a faj parce que tant que defuloo ko résistance bi dafay gaaw a. mais dans la région des Grands Lacs foofu nit ñi dañ ko fay utiliser mooy surtout République démocratique du Congo gis nañ sax le docteur la mu yëngi naka Mushingi waaw Mushingi waaw gis naa ko ci internet bi waaw mu ci def ay travaux yu jëm ci comme ni ko jaawee pousser nit ñi pour ñu koy utiliser. En tout cas ñun am nañu projet bu mel noonu depuis que coow li bëri. moi j'ai demandé à ce que ñun unité bi nga xam ne moo yore affaire recherche. que ñu mun ko quand même mën a tàmbali pour xool ba xam ndax ñun on peut pas l'utiliser. mais loolu dafa laaj ay recherche yu parce que santé du loo xam ne da ngay jël say xob rek. naan ko benn yoon mu wër. parce que dafa am fu ñuy jaar pour nga mën a respecter. protocole de recherche comme ni ñu doon critiquer professeur Raoul dafa am fooy ay cheminement ay jaar. léegi docteur la nga bëgg a laaj mooy chloroquine bi aussi est-ce que duñ dem ba Covid bi nangu koog yooyu te gis na ni daan nañ ko jëfandikoo. chloroquine boo xoolee ñun utiliser tuñ ko depuis presque 2004 2007. parce que dafa demoon ba am résistance. parce que ni ñu ko doon utiliser parce que ñun ñëpp ku nekk fii jël nga ko. dafa dem ba léegi parasite bi def mutation. ba nga xam ne kenn mënatu koo utiliser parce que boo ko utiliser woon tamit du am benn njëriñ. donc chloroquine bi pour le moment Covid bi lañ koy bàyyil. ñun ñu continuer ak suñu ACT yi ak combiné à d'autres molécules. prévention bi kon ci lan la aju moustiquaire bi rek la wala. moustiquaire la. accepter li nga xam ne mooy stratégie heureusement fañ ko def yëpp mooy aspersion intradomiciliaire yi. mais également bu nekkee jigéen bu wërul mu dem jëli traitement préventif intermittent bi mooy ay doom yi ñu leen di jox. pour mën leen a aar ci kii bi. sa yaram bu tàngee nag li ñuy recommandé mooy nga teel a dem. mais ñi naan doon fanaan ci moustiquaire maanaam li ñu dal ci masque yi presque moo ñu dal ci moustiquaire yi. ñu naan danoo gêné ñi naan bu ma ci tëddee du ma nooyeeg yooyu est-ce que loolu aussi wala na accès sensibilisation bi ci moustiquaire. Sénégal de moom. wala moustiquaire ba jafewul comme masque yi tamit. non jafewul wax dëgg fa yàlla jafewul l'année dernière distribué nañ fi 9 millions de moustiquaires kër par kër lañ daan dugg. mais tey am na kër yoo xam ne boo fa demee fañ leen ko tegaloon ba léegi bàyyi fa lañ ko garab sax soo koy jël day am ay effet secondaire. jërëjëf donc docteur Sène ñu ngi lay sant di la gërëm. mais maa leen di sant bu baax nga desandi ak ñun may fàttali ne yaay coordonnateur PNLP programme national de lutte contre le paludisme ñu doon waxtaanee sibiru ak naka la ñuy def ba fàggu ba moytu ko léegi dañuy dem miroir régional